jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy teewlu à chaque fois ci bpactu.com ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax ku ci nekk ci turam ak ci santam ginnaaw bu ñu leen baaloo àq ba noppi di leen baal tey nag ci musique la ñuy waxtaanee ak koo xamante ne nii bi mu ñëwee ci musique ñu bari xàmmee nañu ko mais xale la woon xale la boo xamante ne nii chaque année dañu naan kañ lay majeur ñu dem ba daaw géej mu majeur woo ñu ci benn place bu yaatoo yaatu wane fa boppam mais après dafa xaw a toog jàpp ñàmburam ak Covid ak yu ni mel mais dinañ leen bàyyi ak moom mu nuyoo ak yéen bu ko defee ñu daal di xuus ci biir waxtaan bi. Abibatou Diop la turam dëgg-dëgg mais Sénégal àdduna dañ koo xamandoo ci turu Abiba Diobène bi maa ngi lay siyaare. maa ngi lay delloo ziar di la nuyu internet yi ñu seetaan voilà kontaan naa bu baax ci dal bi ma dalal tey. naka koor gi. koor gaa ngi nii rek on gère comme on peut. xam nga Diobène gu wër moom théâtre la loolu lu ne la ku ko raté rek waaw lu ne laay def. Abiba bu ñu ko xamee ñun dañ ko xam à travers sa belle voix à travers talent bi nga xamante ni suñu borom def na ko ci moom musique talent la ba noppi talent boobu nan la yeewoo ci yow da nga am maam buy way tante buy way bàjjen buy way wala parce que yow sa famille ñun xamuñu leen sax ci way ci njàngale leen. dëgg la sama famille moom ci jàng ak jàngale nañ leen xamee man maa ciy way aw ma ci maam buy way aw ma ci vraiment benn membre de famille buy way donc voilà Abiba daal moo xëy bëgg musique passionné ci daal di commencé way bi voilà am vraiment soutien aux famille wam yëpp nag. depuis quand nga sentir que ni war nga mën a way yow war nga mën a taxaw au devant de la scène def li nga xamante ne ni moom mooy musique. Je l'ai pas senti vraiment comme ni ma ko waxee tout le temps par accident laa ci duggee parce que je m'attendais pas à mes 14 ans ma commencé woy débuter sama carrière mun naa ne sama papa moom xëy na moom moo ma ci gën a ne bon là c'est le moment soit ça passe ou ça casse boo koy def léegi la te moom dafa bëgg musique ñu bëri ñi ko xam dëgg xam nañ ne moom mélomane la day dund musique donc grâce à lui j'ai pu vraiment entamer ma carrière à l'âge de 14 ans. À l'âge de 14 ans nga dugg ci milieu showbiz. Oui, voilà. ba pare mel ni mag est-ce que loolu taxul ñu boobu ba tey ñu doon wax naan kii kañ lay majeur. waaw dëgg la loolu yëpp da ciy compter ak physique bi nii xale bon mën naa ne maa représenté précoce yi nekk ci Sénégal voilà donc. pata national gi et non pata wutuma taay fin la. non taay fin la. sama loxo ngi ci sos. ok sama loxo ngi ci sos te boo cappee rek da ngay téye. am na solo yaa ngi fàttaliku bu baax a baax son bi nga njëkk a génn. ak buzz bi mu amoon ñu naan Abiba. yaa ngi koy fàttali. oui sama maso maa ngi koy fàttaliku bu baax. noo ko liggéeyee woon. sama kër commencé ko ak sama prof de guitare mu ne ma est-ce que am nga benn mélodie buy daw sa bopp bi ma nekk waaw mu ne ma ay ca jox ma note yi boobu maa ngi doog a jàng guitare donc monsieur Eco ndax moom moo tax mu woy surtout moo naxanteeg paa bi donc ñu daal di koy jouer à la guitare daal di koy yóbbu studio waa Jàmmoo Band tëggal ma ko en live. ñu daal di enregistrer def vraiment c'était une belle expérience boo xam ne j'ai vraiment fait beaucoup de caprices ndax boobu xaw ma loolu boobu caat bi xam nga rek bëgguma sonn bëgguma ku ma sonal ñu naan ma teelal yeewu def vidéo beeg yooyu loolu c'était horrible ci man mais voilà xëy na loolu expérience la boo xam ne du ma ko fàtte ndax xëy na tey fu ma mënti toll ci musique ñooñu ma jàppale dès le tout début ñooñu ñoo tax ba tey ji ma am benn xëy na éducation bi ak professionnalisme ci musique. Olof dafa ni njëkk a judd njëkk a baax. booboo njëkk a judd ci ay woyu Abiba. boobu la suñu borom barkeel. ba yeneen ñi ci topp yëpp macha allah dañuy sentir que ni am na yokkute bu ci am. mais man dama am lu ma yëg ci yow. Abiba day way français. ñu ne mais kii moom waaw yéeme na. mais bu mbaaree mbëpp bay mbëfër rek nga yu xam ni kii sénégalaise dëgg la. lan moo waral loolu da ngay fréquenté ay géwél wala da ngay faral di déglu woyu maan yi. waaw damay fréquenté ay géwél damay fréquenté ñëpp te bi ma nekkee xale dama bëri woon ay xarit yoo xam ne ay géwél lañu ay lawbe lañu donc bu ñuy dem jaayi seen potu cuuraay yaay dama ci daan ànd. waaw ak fer yi dama ci daan ànd ci koñ bi ñuy def porte à porte ba suñu waa kër dama leen ci doon jaay donc c'était ça ba pare vraiment. man maa bëgg ay wéy man maa bëgg tout ce qui est vraiment man sama famille dañ ma doon laaj tout le temps depuis xale ndax man géwél laa nit si dañ ma doon laaj ndax mbisin sa doom bi est-ce que géwél la wala yéen da ngeen am ay maamu géwél te ñun xamuñ ko mais voilà c'est Abiba en tout cas
bëri naa facette lool ba man mi je m'y perds parfois voilà sant yàlla sob rek. am na solo sob rek mu ko yóbbu ci li nga xamante ni mooy fi mu nekk mais dañu naan à chaque fois ànd bu ay xale di ànd baax na mais mag da ciy baax mais yow sa entourage sa ménageur dëgg la moo la mag mais itam xale la ñi fi nekk ñëpp ay xale lañu lan mooy seen source d'inspiration ak tamit lan moo la ci lan ngeen wéeru quoi xale yi. mag yoo xam ne ñu ngi ñuy wan yoon wi ci ay kilifa am nañ kilifa. te dégg nañ suñuy kilifa liñ ñuy wax ak liñ ñuy tegtal lépp vraiment ñu ngi xam tamit fu ñuy teg suñu tànk di def suñu liggéey muy set di ko jaarale ci yoon di jàng tamit ndax lépp lu ñuy def rek bu amee faay dañuy jàng ci yi ñu jot a passé voilà donc Abiba ci producteur am papaam la wéeru te moo koy gindi boobu ba tey waaw ñu ngi commencé nag di demal suñu bopp moom mu ngi commencé rek dañu gunge nànk-nànk xam naa léegi moom mun nañu ay dem leen léegi moom pare ngeen donc incha allah foofu nañ jublu ak moom te voilà yàlla baax na incha allah. am na solo ñu àndoon ak yow si Plaza man li ma fa gis moom wax dëgg yàlla xaaruma ko réussite boobu xaaruma ko woon bi may ñëw et que bi ma ñëwee t'as assuré malgré nit ñi ñëw nañu mais sur scène Abiba a assuré pourquoi continuer woo ko. si Plaza bi après année bi ci topp Covid-19 bi donc on n'a pas pu le faire malheureusement mais ren am nañ yaakaar ne dañ ko mën a defaat parce que vraiment xale yaa ngi koy laaj bon pour sax compenser ko un peu def naa soirée le 4 avril passé pour juste rek xam nga ak demande bi Abiba donc ma ne bon naa def soirée avant koor bi te xam naa leen ko bii salaat sax le 22 mai incha allah bi la Cristal. waaw noonu la ñuy def saa su ne. voilà jóobeen la quoi noonu la mën a mel mais leneen li nga xamante ne ni tamit gis nañu ko muy relève bu bees bu ñu gis ci milieu showbiz bi d'habitude ay góor lañ di gis cette fois-ci man ci sama jàngat dama gis ay jigéen je vais pas citer parce que day bëri macha allah takku ngeen lool mais est-ce que xam ngeen lan moo leen di xaar réellement parce que milieu showbiz dafa nekk milieu boo xamante ne ni neexul ak lu mën a xew neexul malgré nit dina ci nekk ba réussir ci nit nekk ci tamit ba échec ci mais ñaanuñ ci kenn échec yàlla ngeen ci réussir yéen ñëpp mais dañu am ñu fi nekkoon ku ci mel ni suñu maman Kumba Gawlo ñu koy ñaanal suñu borom fëgg bopp Titi Viviane et tant d'autres mu am relève boo xamante ne ni ci yéen la war a sokkeeku pour mel comme ñooñu wala sax mu raw leen est-ce que xam nga si ban taxawaay ñoo war a am. waaw ñun déjà xëy na ñoom inspiré nañu bu baax ci suñu début carrière ñun ñëpp parce que boo seetaanee interview nouvelle génération yëpp ko ci wax mu ne la kii laa doon déglu diw ak diw ak diw donc ñoom yàquñu aar bi war nañ ñu yoon bi te ñu ngi koy topp donc nag ñun ñu ñëw indi lu bees indi suñu personnalité ci musique bi suñu empreinte donc yaakaar naa ne fii ñi nga lim ñëpp ñu ngi gis seen bopp tey ci jeunes yi commencé wéy voilà parce que macha allah ci ñoom lañ rootee voilà donc li ñuy xaar nag moom métti na méttiwul tout ça ça dépend de force mentale bi ñu am xam nga ku nekk ak xëy na li nga àttan ku nekk ak lim la jaral voilà donc liggéey rek mooy fay de toute façon ku liggéeyul doo am tous donc affaire bi liggéey la job la góorgóorlu la xam nga ak tamit vraiment ñafe ko affaire bi ñafe la voilà donc ñoom ñëpp samay sister lañ samay frère lañ di leen ñaanal fi ñu teg seen bët yàlla na leen yàlla may lu sut seen jot ci seen carrière incha allah. am na solo nit kii bu ñu nekk ndoowee ci domaine di nga xalaat à chaque fois nga ni tôt ou tard moom ak lu mën a xew mën a diw dinañ def duo wala mën a diw dinañ nekk concurrent yu mag a mag am na koo ciy xalaat nga ni yéen ñaar war na mën a nekk concurrent bu mag suba wala ngeen def duo boo xamante ne dina ngeen ci fay ay milliards comme ñaanal naa leen ko aussi. waaw loolu moom mën na nekk côté concurrence bi moom franchement teguma fi bët kenn sama bët newul ci kenn amul ku ma xool def la concurrent. xooloo leen ci way wala li ngay wayee dañoo non du question de loolu parce que ku nekk am na lu yàlla def ci yow mais man awma esprit de concurrence ak kenn ci milieu bi muy ñi nga lim sànq suñu yaay yooyu ak nouvelle génération bi ñi ci topp sama liggéey laa nekk sama yoon laa nekk sama musique man maa koy sentir du keneen moo def leneen ba man may am lu ma koy xoolee wala ma naan non kii de il faut ma raw ko wala non faaw ma génne clip ndax ki génne na clip faaw ma génne son ndax ki génne na son bu ngeen seetloo
sama lépp c'est relax damay jékki-jékki rek def samay mbir bett nit yi voilà je prévois rien du tout et je me dis que loolu la en fait lim ñu gën a war ñun mooy di jàppalante di sottante xalaat parce que musique dafa yaatu te inspiration fu ne lay jóge donc am naa ci ñoo xam ne dañuy waxtaan man ak ñoom dañuy joxante ay xalaat dañuy bindalante ay textes ay lyrics son tu vois te koo ko wax du ko gëm donc loolu yëpp ci suñu bëgg la xëy na cofeel gi ñu am ci musique ak lim ñu jaral la moo tax ñun teguñ suñu xel ci loolu defuñ ko ci ay concurrence on partage on échange te loolu mooy yoon loolu moo lay dooleel moo lay yokk moo lay jox ouverture. attends man dinaa la woo. dama woo. inspiration bi wala xale màgg na bi da nga koy dëggal nii. nu ñuy def tamit est-ce que duñu màgg ñaata at ñu naan Abiba mineur la ak du mineur est-ce que duma bàyyi rek xale yi comprendre. en tout cas man maa ngi sentir maturité bu am solo ci sa ay kàddu ci sa kàllaama d'après ni ngay waxee macha allah yàlla sàmm bu baax a baax mais avant am na benn featuring bu wala am na ay featuring yu sénégalais yi bëggoon ci Abiba. featuring Abiba ak Sidy Diop moom xam naa ne dinañ ko am par force moom par force. pourquoi pas. featuring bi ñuy bëggoon tamit Abiba ak Dieyna mais on pense pas ñenn ñi bokk xalaatuñu ko mais man pour man war na mën a nekk. war na mën a nekk. aar lañu woote de musique. musique réer la. waaw lu jaar yoon rek. jàpp ngeen ni bu ngeen demee ba jamono weesu Sénégal lépp toogaat parce que fi mu toll nii moom Sénégal dafa yëngu lépp toogaat war ngeen mën a def featuring yéen ñaar pour wan nit ñi que ni aar rek moom moo ñu ñor Sénégal rek moom moo ñu ñor. man tout d'abord su may def featuring du pour wane dara yëg-yëg la. mais yëg-yëg boo xamante ni ci xol lañ jógee mais pour dellu ci xolu Sénégalais parce que buñ la gisee ngeen def featuring yéen ñaar danañ xam ne jàmm rek moom moo neex ci Sénégal. dëgg la yàlla mën na lu ne de waaw mais man sama featuring nit soo ma demandé featuring dama lay sentir ma nangu ko ma accepté moo tax xëy na sax ñi ma defalanteel bëriwul noonu et j'en ai quand même reçu beaucoup mais xëy na fi ma teg sama bët la te daa am ñoo xam ne seen rap ci musique day ànd bu baax da ngeen di mën a vraiment lu ngeen dóor mu daanu. papa Youssou Ndour ak papa Mbaye Guèye Faye mu ko ne yu mu ne ko Mbaye. xam nga loolu lu ne la voilà donc man feeling moom may dugal ci woy su ma la demandé tamit featuring du ma la sentir waaw ku ma demandé moom jàppal ne am nga lu ne ci yow. pourquoi Abiba à chaque fois style bi du changer comportement yi du changer à chaque fois day nekk nit bu am taxawaay day nekk nit bu fort nit boo xamante ni dara du ko fëkk du ko yóbbu quoi. ay mag ma yar. ay mag ma yar. ok comme ñu ngi ci weeru koor ay mag a ko yar weer wi ñu nekk mooy showru Ramadan lan nga xam ci weeru koor. ah weeru koor mu sell mi yàlla dinañu ko jox chaque année ñu ko koy sant di ko gërëmee ndax weeru ngëneel dong la weeru ngëneel la weeru partage la weeru delloo si suñu xel ci yàlla ak ci farata waaw foo bi bëri na jaakaan bi bëri na mën naa ne ci at bi 11 mois dañuy def lu ñu neex 11 mois li ñuy sóoraale yàlla ah pour la plupart bëri. te ñun sax ay nit yu zaahir lañu. ndax bu ñu nekkul ci musique bi ñu ngi wër ay waykat. parfois vraiment yàlla li mu def mi ngëneel la waaw ndax xaw ma bu ko defatoon comment on va devenir en fait genre dina doy waar daal ndax caaxaan bi dina continuer dina bëri dina law mais sant yàlla ndax ñu ngi ci profito di racheter wu auprès de notre Seigneur le Tout-Puissant. yàlla di ko ñaan waaw mu xeeb dolli mu jéggal ñu bàkkaar yi xam nga mu yokk ngëneel yi ubbi wërsëg yi yaatal lépp. ok depuis quand nga commencé woor bu normal ma wooroon de di làqatu di jàcc ay tàndarma ak yooyu. yàggul j'avoue. yàggul de yàggul bon depuis 3 ans au plus. 3 ans nga commencé di woor. franchement dëgg nga bëgg a dégg. waaw. noo ko daan nëbbatoo waa kër di làqatu di lekk ak yooyu. man daal ma nëbbatu de. nëbbatu yooyu yëpp nekk ma ci damay xëy di añ sama añ ngeen war ma añ. te bu ñu ko jotee yaay waaw maay toog gérer ndogu bi neexal leen tegal leen lépp pour man ndogu bi ma am ci. waaw parce que dañ koy wax ñu ne ku wóorul itamit booy joxe ndogu rek mën nga ci am ay yoon yu baax. ok comme musulman yëpp bu ñu juddoo ci suñu kër yi dañuy yóbbu ñu jàng ji alxuraan yow yóbbu woon nañ ña nga jàng. waaw amoon nañ oustaz bu daan ñëw waaw bi may am 6 ans yooyu noonu mais wax ji mooy lu ñu jàngal ci période année scolaire bi
vacances jot mu dem dëkkam ñun ñuy nekk suñuy vacances bu ñëwaatee ñu recommencer ndax dañuy fàttali. da ngeen di fàtte. dañuy fàttali. mais ba nii am na ci saar yoo xamante ni jàpp. non si am na yoo xam ne moom da nga koy mën mais fàtte gi problème bi mooy dagg bi le fait que ñu dagg jàng bi ku nekk dem fooy ñi moom mu dem ñun ñu dem vacances bu ñu ñëwaatee rek saar yi ñu mujjee jàng yëpp problème lay doon mais saar yu gàtt yi moom c'était voilà c'était déjà mémorisé par cœur. kon instant bi booy julli am nga 5 wala 6 saar yoo xamante ni kenn mënul wax ba doo ko tari say saaru bopp lay doon. daf ma ko kal de waaw comme ñëpp rek xam nga nañ waxante dëgg am na saar yoo xam ne fa lañ ko kel du métti naas bi nii ak palax bi loolu daal mooy suñu waaw fa laa ko kel de man la plupart du temps. ah noonu la sax yàlla daa waxul ne bul jël bi wala laalal bi moom nee na boo ci def baax. laalal sa Fatiha waaw teg ci sa saar bu short doo liggéey doo. ok am na solo ça montre que ni jullit pire la jullit akkan la mi ngi bay waaram mi ngi def lépp loo xamante ne kéemtulaay kàttanam la leneen li nga xamante ne ni itamit dañ koy gis nga fay def à chaque fois ci période koor muy bu heure bi di waaj jot Habiba day wàcc ci tali di dogaale nit ñi di leen jox ñu ndaw yoon bi nekk ci loolu rek bu la ko yàlla fayee doom di nga romb fii yëpp mais motivation boobu noonu lan moo ko war loolu xëy na jullit gi ne ci ñun la rek mooy wax moment boobu ak yërmande gi nekk ci diggante jullit ak moromu jullitam woor ku ne xam na ni mu méttee surtout woor nekk ci tali bi di liggéey muy chauffeur yi muy client yi xam nga wàcc seen liggéey war a dem ndogu ji embouteillage yi jàpp leen ñooñu boo leen fekk jee jox leen lu ñu ndogoo macha allah da nga ci am njott bu rafet rek di ñaan yàlla mu defal la ci ay ba incha allah donc voilà ay yiw donc dañuy profité rek sensibiliser jeunes yi ci solidarité bi ndax bu dul weeru koor rek dañ koy def en dehors de ça waa team Habiba Musique du kaay ndogu rek nañuy def comme social dañuy dem ci pouponnière yi dem ci daara yi dem ci hôpitaux yi parfois voilà ànd ak yeneen sax association bokk ak ñoom liggéey bi loolu yëpp ci pour mu gën a yaatu te yàlla na yaatu bonne volonté yi dugal ci seen loxo su ma jumul seen ay moyens bopp rek ngeen ciy demee. voilà ak suñu papa ak suñu quelques yaay yoo xam ne ñun ñu ciy gunge voilà. Sénégal moom tolloon na ci jamono joo xamante ni coow kasi la Ousmane Sonko ak Adji Sarr noo ko dundee woon. toog sama kër jàpp sama ñàmbur maandu ci ba dee kese. la moo tax nga ci maandu. du sama yoon newu ci dana toujours ci comme ça du sama yoon newul du ma ci dugg non du ma ci wax du ma ci sax wax. coow loo xamante ni ñoom ñaar rek ñu ci mën a leeral. waaw gis nga lu ci nit di wax lu ci yoonu nit nekk franchement loolu kenn newu ci. en tout cas Habiba plaisir la woon pour ñu partager yenn moment yi nga xamante ne nii accordé nga ñu ko. et que c'était pas évident Mimi moom dama ko sonal moom heure bu ne woo naa am na jamono dama ko message ne ko mais yow Mimi yow lan la parce que du décrocher samay appel. voilà luy sa problème mais itam ñu comprendre te xam ni milieu bi moom mel noonu da ngay nekk ci sa ay business bëgg a nekk sa business u sœur pour mu jëm ca kanam du yomb pour ñu cumuler ko. waaw moom jàmbaar parfois sax daf may wax mais man maa dul nekk ci période def dara xam nga ça arrive parfois tu es dans ci benn mood boo xam ne ay waxu émission doo ci bëgg dara bu ko defee moom après day gérer ak yéen nan leen noo dafa jàpp day def lii di négocier ndeysaan te boobu man maa ko xañ jàmmam. jàmbaar la. jàmbaar la itamit ñu koy ñaanal seen diggante parce que seytaane moom fu ne lay dugg bàyyiwul ñenn. waaw fii moom du fi dugg. fii moom waaw maa ko mayul sax fit may ma kanam. tëjal buntu bi kon. affaire bi mayante kanam la tey sekk ma ko. wala yàlla vraiment kontaan naa bu baax ah jàkkaarloo ak yow ñu partagé ci njëkk ak teraanga mais ci dëggu ak cër bi nga xamante ne ni say waajur def nañu ko ci yow ma bàyyi la nga tàggatoo ak internetu BP Actu ñu xool daal ñu ko naka lañ koy defee daal ba ci kanam rek xiif naa mar naa. xiif nag mar nañ di leen déwénatir di leen baalu ak di ñaan yàlla def jàmm ci Sénégal dafal ñëpp jàmm ñëpp am tawfeex ñi feebar yàlla fëgg seen bopp di gërëm ñëpp di gërëm sama famille sama staff sama waa team Habiba Musique di sant fans yëpp parce que chaque jour dañ may woo ba ci koor gi dañ may woo Habiba dama laa bëgg ndeysaan donc ñooñu ñëpp aw ma seen fay di jéggalu ci message yu ma dul tontu yi c'est pas du sama coobare xam nga parce que su bëree rek day compliqué da ngay saturé donc li ma leen war a wax daal bëri na mais comprendre leen ñu ñun ñëpp liggéey bi dafa métti busy et tout
en tout cas am leen jàmm kontaan naa ci yéen après koor gi dañuy laal Villa Cristal le 22 mai incha allah. incha allah rabbi Villa Cristal moom moo nekk route des Almadies. voilà route des Almadies. ok ñu Nirvana porte de derrière. ñu felaale. delloo buum sa mboy mboy ga mbokk yi comme ni mu ko waxee woon sànq rek ñi caabi féete ginnaaw encore une fois les détenus yàlla na leen suñu borom may liberté parce que il n'est pas dit que ni ñun ñoo baax ñoom ñoo bon nattu la bu suñu borom di teg ci kaw jaamam bu ko nangoo rek dina woyof ci moom toll. ñi wopp itamit suñu borom fëgg seen bopp ñu dellu si waat ci njaboot gi ndax ñoom ci ñu lañu bokk ñi dëddu suñu borom jéggal leen woyofal suuf seen kaw baa ñu fi nag ñu mën di leen ñaanal à chaque fois di leen jox dig daje ba beneen yoon ak keneen incha allahu rabbi jaa ngeen jëf.